jërë ngeen jëf mbokki Sénégal jërë ngeen jëf mbokk yi nga xamante ni yéenay faral seetaan seen Yoor TV Yoor bi nag tey dox na ci waxtu wi dox na ci heure bi waaye tey nag ñu seet si koo xamante ni yaakaar naa ni ndaw la ci at waaye macha allah jëfum mag na kooku mooy kan kooku mooy Boubacar Djiba. Boubacar Djiba nekk candidat ci mairie bu Thiaroye-sur-Mer kooku mooy Boubacar Djiba. Boubacar Djiba nag yaakaar naa ni ci fi mu jaar bu nekkee dañ koo résumé rek jaar na fi nga xamante ni moom mooy Delmas waaye jaar na fi nga xamante ni moom mooy CMA comme ressource humaine waaye jaar na fi nga xamante ni moom mooy Renault kooku nag tey bu nekkee toog nañu ak moom ci wàllu candidat mais nag Boubacar Djiba xamuñu ko woon ci politique ci social lañ ko xamoon ak ci mouvement association yu bari mu nekk ci di jàppale ak ñawataan yi di jàppale ñu bëree bëri kooku tey dañ koo gis ni politique kooku mooy Boubacar Djiba lay wuyoo dëkk Thiaroye kooku dañuy jox mu nuyoo ak mbokki Sénégal Boubacar Djiba asalaamaaleykum wa rahmatullah. waaw waaleykum salaam wa rahmatullah Bour Gueweul maa ngi lay remercier bu baax di remercier sa équipe technique bi nga xamante ni ñoo ànd ak yow. ngeen déplacé wu ñëw ba fii Baxdaad pour defal ma interview bi. donc politique xameewuñ ma ko woon. man ñi ma xam ñi ngi ma xamee woon dans le milieu associatif. En même temps aussi social bi nga xamante ni nii ñi ma àndal ñi ngi ciy yëngu. mais social boo xamante ne nag dañ koy def ci sutura. nekkul ne loo xamante ni nii dañ koy def di ko filmer di ko dugal ay Facebook wala Instagram ñi ngi ko doon def ci sutura. léegi ñi nga xamante ni nii yàgg nañu liggéey ak ñoom ci loolu pendant des années ñoom ñoo gis ne dafa jot tey ñun ñu samp suñu ndënd xëccoo mairie bi. ndaxte li ñuy doon def baax na trop mais xëy na bu ñu nekkee position mairie dinañ gën a am kattan bi ak mën-mën bi pour mën a réaliser li nga xamante ni ñu ngi ko doon def ci suuf. mais dañoo gis tam ni Boubacar du xaalis booy joxe mais damaa gis foo génn jeunesse xale yi dëkk bi topp la loolu lan moo ko waral da ngay joxe xaalis ci suuf te yëguñu ko am lan moo xew dama gis foo dajaloo rek ñu gis tam ay grandes stars yoo xamante ni ñu ngi sa ginnaaw ñoo xamante ni ñu ngi ci dëkk bi tey dañoo am fitu ranger ci sa ginnaaw loolu lan moo la ko may. waaw Buur loolu xam nga lu ma ko may du alal parce que bu dee alal aw ma ko bu dee lu ñuy joxe di ko séddale amuñu ko sax mais àndu dëgg moom moo am solo. àndu nawle te ñooñu noonu àndu nawle laa ànd ak ñoom. gis nañ ko sa discours. àndu nawle laa ànd ak ñoom ba yaa ngi fàttaliku inondation yi bu mu amee ñu bëri dañ ma doon woo ne ma am na parti sangam seen nañ leen fii ñi ngi pompé ñii ñi ngi sëkk ñii ñi ngi def lii ñii ñi ngi def lële yow da ngaa war a ñëw bu ko defee nit ñi gis la nga ut say militant ñu defal leen ay t-shirt ñu filmer ko bu ko defee ñu mun ko dugal si réseaux sociaux yi ma ne leen du ma ko def. ndax naxee la. loolu naxee la du ma ko def parce que man population Thiaroye li ma séq ak ñoom ci teranga li ma séq ak ñoom ci ànd nawle ñoom xam nañ ko du ma bàyyi nag ba soxla dëkk bi di dem di ut ay t-shirt di mobiliser pour nit ñi gis ma koy dugal si ay Facebook ak Instagram ak yooyu du ma ko def mag waa Thiaroye xamante nañu te xamante boobu noonu aw ma sens interdit si benn quartier. aw ma sens interdit si benn quartier fépp foo xamante ni dem naa fa tey mu loon gën a neex émission bi ñu yóbbu ko biir dëkk ba wala ñu def ko sax ngeesu bayal ba nit ñi dinañ ñëw taxaw donc man tey Thiaroye mag waa Thiaroye du tey démb la boobu politique nekk maire intéressé wu moon ci lañ jàppante bi yéegée ni man dama samp sama ndënd pour nekk candidat ba si à l'étranger woo nañ ma ñi nga xamante ni ñi ngi si biir dëkk bi ñëw nañ ba sama kër ne ma foo ne ñi ngi si te combat bii ni yow doo ci wéet. mais tey jii su ma la laajoon bilan maire bi Thiaroye muy Ndiaga Niang lan la loo may wax. waaw Buur pour gàttal dama lay wax ne la amul bilan. lu tax loolu. lan la fi def loo xamante ne CM bi mairie de la ville moo ko defar. mais ci moo nee na ci moom moo ko ci topp ci ndigalam ba mu def ko parce que maire de la ville xaalis ba fa nekk yëpp mooy xaalis bu fa daje rek trésor. waaw xam nga bu ñuy wax réalisation moom mooy loo xamante ni initiative bu mairie bi la mairie bi def ko population yi ne si jàpp seen bët ne lii mairie bee ko fi def tey bu doon dem sax ñu ne wala lii ak lii ak lii ak lii comme moom moo ko fi def sant nañ ko gërëm ko mais tey amul lu ñu mën a joxoñ baaraam ne. moo ko fi def hôpital Thiaroye Touba bi. hôpital Touba Thiaroye bi du hôpital. poste de santé bi. yow da ngay gis ko fay dem consultation. yow laa koy laaj. Buur foofu amul dara newu fa. foyer nee na réception war na ko am lu mu fa def bu Thiaroye. foyer bi ñuy def recensement pour primo votant yi ak changement de lieu de vote yi fa lañ ko doon defee. yow foyer gis nga nu mu mel. toilettes yi baaxul. podium ba bañ fa defee ceeb yi ñu fi doon subventionné si problème Covid bi ceeb yooyu ñoo ko maabal ba tey defaruñ ko foyer bi instant bi fonctionnel foyer bi dañ ko tëj depuis des mois. mais su ma la déggee kon yow moom def fi dara. man gisuma lu mu fi def. mais lu tax muy gagné.
mais lu tax muy gagné c'est parce que peut-être dafa amoon achat de conscience boo xamante ni da doon am ci suuf la veille des élections te muy affaire de mbokko que diw seen mbokk la na ngeen ko jàppale boo leen ko jàppalewul du baax nit ñi joué ci affaire mbokko mais ña ko doon jàppale tey ñëpp yeewu nañu gis nañ ni tey ku defar dëkk bi lañ soxla xam nga dafa am luy daw Thiaroye-sur-Mer yow buur yaa ma ko gën a xam juddu dëkk bi mais nit ñi léegi xam nañ ni defar dëkk bi moom moo gën juddu si dëkk mën nga juddu si dëkk bi defaroo ko nit jóge si àll ba ñëw defar dëkk bi kooku moo gën ki juddu si dëkk bi te defaru ko te Thiaroye-sur-Mer dañoo am malchance laay wax de malchance boobu ba tey ay maire juddu dëkk bi ñoom ñoo fi ne mais lan la ñu def si dëkk bi defuñu fi dara non CM bi buur bàyyil CM bi du ma ko bàyyi non buur CM bi di nga ci jóg xam nga CM bi la ouverture ren kan moo fi ñëw Ablaye Timbo du moom moo fi ñëw parce que réalisation am la dina ne Thiaroye-sur-Mer te wax naa fa CM ouverture des classes dafa am damay dem taxaw bu ko defee population bi gis ne man lii maa ko fi def moom aussi dafay soxla ndëgër laay ci mairie de la ville loolu moom moo tax ren ouverture moom mu ñëw fii présider démarrage des cours kon su ma la déggee Ndiaga def fi dara ñun gisuñu ko ñun population Thiaroye-sur-Mer cat ba cat gisuñu ko tey balaa mu goon gën a neex rek am na yenn quartier yoo xamante ne nii ay nouveau quartier lañ comme ni ñu ko waxee bokkuñ si Thiaroye-sur-Mer village traditionnel tey boo demoon ne leen kuy mairie bi am na ñoo xamante ni fii lañ juddoo tey am nañ 20 ans xamuñu ko. sa relation moom lan la. seq jàmm keroog ñoo déposé ndoo guddi gi yëpp ñoo nekk ñu ngi doon toog di waxtaan ak lépp jàmm lañ seq amuñu benn xaar ma yàlla. am nga yaakaar da nga koy buddi dóor ci suuf am da lay buddi dóor ci suuf. non bu le 23 jotee si ngoon. bu timis passé bañ commencé dépouiller. bëgg naa fu ñu dépouiller ñu ne Boubacar Djiba daan na ko. waaw. luy sens am moom Ndiaga. bëriwul chance. déet waay non parce que Thiaroye-sur-Mer nit ñi dañoo sonn. dañoo sonn parce que fi ñu jóge ak fi ñu jëm nit ñi xam nañ ko nit ñi nag instant bi dañoo yeew parce que réalisation yi nga xamante ne yeneen maire yi nekk si yeneen localité yi def nañ ko moom da koo tële léegi nañu may rek ñun ñu avancé xam nga buur tey boo nekkee ci benn gox nga def fa fukki at ak lu topp yow même su fekkoon sax yaa ngi def ay résultats yu extraordinaire à un moment donné da nga war a sax retiré wu ne xale yi dem leen ñu dem am na ay mag yoo xamante ne aussi yàgg nañ Thiaroye kenn gisul seen réalisation ñoom aussi ba tey ñi ngi samp seen ndënd ñooñu aussi tey lu jaadu woon moom mooy ñi ne Thiaroye fu mu toll nii nañ bàyyi tey suñu jarbaat yi ñu may leen seen chance ñu dem diriger Thiaroye suñu doom yi waaw suñu doom yi sax parce que ñu si bëri suñu doom yi la ñuy wax waaw comme ni Fatim def te maa ngi ko ciy saluer gis ne c'est un leader il est grand dem na ba gis ne instant bii nii dafa mag ñi nag dañoo mus nag Djiba waaw dégg ma Fatim exemple la te maa ngi profité aussi occasion bi di ko remercier suñu pap bu baax la yéene bi nga xamante ni amoon na ko si Thiaroye en 2014 ba taxoon moom mu samp ndëndëm ñun jeunesse bi xam nañ ko te incha allah moom xeexam dafa dem retraite bàyyi ñun ñu jiitu si kanam mais moom mébétam ñun ndaw ñi moom la ñuy continuer. candidat yi fi nekk yëpp nekk ndaw mën nañu wax li ëpp boog lan mooy sa différence ak ñoom. waaw sama différence ak ñoom moom mooy ñoom dañu yàgg nekk ci ay parti politique di ci liggéey man ma ñëw yoroon mouvement di yëngu aussi si defar parce que mission bi ñoo ko bokk defar Thiaroye la mais xëy na ñoom am na fu ñu wéeru ay politiciens lañu. non man du ma politicien parce que képp ku jóg pour laaj mairie forme bi même su fekkee dafa wuute nekkoon nga ci parti politique yaa ngi doon militer am nga fa ay ndombal tànk ak yooyu yëpp mais ku dem ba ne day xëccoo mairie rek yaa ngi politique xëy na façon politique bi moom mooy wuute mais ñun amuñu relation wu xarma yàlla mais lenn moom moo am mooy ñoom ay coalition la ñu bokk képp ku bokk coalition comme nuñ koy waxee rek am nga foo xamante ni da nga faa wéeru te bu demee ba josul lu dul tànn ña jiite coalition ba au niveau national ñoom ñooy wax goxu Thiaroye-sur-Mer samp nañ fa candidat sangam ñoom xam nga am nañ ay patron man nag Boubacar Djiba man damaa yëkkati sama ndënd ànd ak ñi nga xamante ni nii samay yow su ma la déggee amoo patron am naa patron muy kan mooy population Thiaroye-sur-Mer ñooy sama patron waaw su ma la déggee yaay sa patron bopp waaw maay sama patron bopp ak ñi ma àndal si mouvement bi mais tey population Thiaroye-sur-Mer boo gisee ne ma wax ne ñooy suñu patron maanaam xeex bii ñuy xeex nii seen ndigal lañ ci am te lépp loo xamante ni dañ ciy bëgg a avancer ñun ak ñoom ñooy ànd liggéeyandoo ko duñ leen wax rek ne jiital leen ñu di defar dëkk bi dañ leen naan kaay leen ñu ànd defar dëkk bi. déposé nga sa candidat. déposé naa. kan mooy tête de liste bi. tête de liste bi man la Boubacar Djiba. bu ville bi. bu ville bi ñu ngi jiital Alassane Fall. Alassane Fall ban. Alassane Fall Pape Fall ñu xam mu nekk porte parole lu mouvement bi. ok moom lañ jiital moom la ñuy yëkkati pour mu jiital liste Pikine bi. yaa versé 15 millions. non versé wu ma 15 millions parce que man caution wu
convergence patriotique muy nay leer moom lañ demee. waaw buur ñi ngi jëm ci parti bi nga xamante ni moo gën a am solo ci liggéey bi nga xamante ni nii sumb nañ ko donc suñu programme duñ ko détaillé dans la mesure où ñi ngi jëm ci jongante te képp ku wax jongante xam ne ku ci nekk aussi ñi ngi lay séntu ci programme. mais dina am ay points yoo xamante ne nii dinañ ko fi fësal. bu ko defee population bi xam ne ñun am na wàll boo xamante ne nii am nañu yéene. bay ci suñu waar. tey bu ñuy wax programme dinañ wax maanaam dëkkuwaay bi. dëkkuwaay bi mooy environnement et cadre de vie. xam ne Thiaroye war nañ fi defar lu bëri. mais loolu dinañ ci sawar a wax dans la mesure où restructuration Thiaroye-sur-Mer xam nañ ni teg nañ ko mi ngi dox di avancer. te tey bu ñu yàlla joxee mairie bi dinañ xamante ni dina am lu bëri lu mu wàññi ci liggéey bi nga xamante ni waroon nañ ko fi liggéey. parce que Thiaroye-sur-Mer warul mun a jege à 800 mètres wala 900 mètres plage bi ba pare mu am ay quartiers yu bëri yoo xamante ni ku ci tabax sax R+1 da ngay seen géej te quartiers yooyu dañuy taa loolu du yoon. donc loolu fas yéene nañu xar suñu tànk tubéy xeex ko te projet de restructuration. Thiaroye-sur-Mer ndax li yeex ni na yomb ci xale en tant que nga nekk ndaw tamit te ku ne xam na ni daal. waaw bu gis nga géopolitique bi fi ñu ci toll nii. du affaire de xale ak mag. affaire de volonté la. te volonté boobu mi ngi fi te ñun incha allah. pare nañ pour dem ci ba mu jeex tàkk. programme bi mooy loolu Marseille. programme bi moom mooy loolu benn wàll la ci programme bi mooy environnement et cadre de vie maanaam dëkkuwaay bi foog ñu defar ko. parce que tey suñ amoon benn financement boo xamante ne sax 100 milliards la te ñun suñu dëkkuwaay baaxul. environnement bi baaxul luñ fi mënti defit du feeñ. donc bay sa weewu tànk donc loolu la ñuy commencé environnement bi la ñuy njëkk a defar pour mun a am projet boo xamante ne buñ ko fi tegee rek ku ñëw gis ne ah lii kat rafet na. parce que tey luñ fi mënti teg te dëkkuwaay bi baaxul du am solo. waaw. tey jii su amoon loo xamante ni bëgg nga ko wax te laajuma la ko lan lay doon. loolu lu may wax te laajoo ma ko damay wax ne wàllu maanaam position bi nga xamante ni tey xëy na jigéenu Thiaroye-sur-Mer war nañ ko am amuñu ko. jigéenu Thiaroye-sur-Mer yaa ma gën a xam ne ay jàmbaar kese fi yeewoo. ay 4 heures du matin la ñuy jóg di dang-dangi di dem marché au poisson di dem yaraax. te tey ñun bu ñu góorgóorlu woon ut ay financement yu baax mairie bi intéressé wu si développement wu Thiaroye-sur-Mer teg loxo quai de pêche bi maanaam si organisation xëy na tey jigéen yooyu di yeewu 4 heures du matin di dang-dangi si car yi di dem marché au poisson wala di dem quai de pêche wu yaraax tey dañuy tëdd ba 7 heures yeewu daagul ndànk dem def seeni transaction su quai de pêche bi ñi nga xamante ne ay mareyeur lañu duñ fi jóg ay 4 heures du matin dem dañuy tëdd ba 7 heures daagul dànk def seeni transaction suñu paree bu ñuy dem seen kër sax dañuy dox. mais tey quai de pêche su Thiaroye-sur-Mer kanam bi mu war a am amu ko tey Thiaroye war na mën a gën a développer yeneen commune d'arrondissement yi. ndax li mu am ndax géej bi ñu am. ndax ressource biy jóge si géej gi. dëkk bu la ëpp géej moo la. mais moo la war a gën a avancer. mais ñun nag dañoo am géej ñeneen ñi amuñu géej ñeneen ñi di naaw ñun ñuy raab. lu waral loolu. dañoo liggéeyu. ku liggéeyu. maire bi. ok léegi tey jii bu ñu nee lakk yi nga gis maire nee ñemeetuñoo lakk ndax boo lakkee saxaar bi te ñu ne amuñu four lañ koy am lan fi chambre froide. boobu mooy four ah. boobu ba léegi nee ñu koy bëgg di ko jooy. boobu ban programme nga ci am. parce que ñooñu dañoo amul ku leen jàppale. mbaar mais dañ ko leb. dañoo amul ku leen jàppale. tey aujourd'hui mairie bi waroon mën a def ay financement yoo xamante ni tey xëy na ñooñu ay non seulement jigéen lañ te ku xam jigéen xam ne jigéen dafa néew doole mais en dehors de loolu ay mag lañu donc tey teg loxo lañu soxla te teg loxo boobu noonu dañ koy séntu ci mairie bi amuñu ko ba tey as néew ci fa am ñoom ñoo dang-dangi ut seeni financement ba am loolu donc tey waroon na mun a am benn programme boo xamante ni nii jigéen bépp buy yëngu ci transformation des produits halieutiques tey ñu utal la benn partenariat boo xamante ni ni tey ñooñu dinañ ñëw former leen parce que nii ñuy transformer nii façon bi dafa xewi de am na façon yu gën a moderne yoo xamante ni tey jàngoro sax mën na leen cee dugg mais dafa amul sécurité dafa amul yenn hygiène yoo xamante ni du sànni xeer sax mais dañ leen jàppalewul mais waroon nañ leen mun a jàppale ba tey façon de transformation yu moderne yi nga xamante ni moom moo am ci yeneen dëkk yi ñoom ñu mun ci bénéficier wu te loolu tàggat la laaj rek. Boubacar Djiba looy tàggatoo. li may tàggatoo mooy damay wax ne population Thiaroye-sur-Mer fi ma jot a dem yëpp gis naa taxawu bi mais dam leen di wax rek ne liggéey bi tey lay soog a tàmbali comme déposé nañu suñu liste dañuy dem élection dañuy wax rek ne on veut un Thiaroye moderne te ñu ngi si woo bépp doomu Thiaroye
muy góor jigéen mag ak ndaw boo xamante ni tey développement Thiaroye yitteel na la ñu ngi lay tàllal suñu ñaari loxo di ñëw ne la ñëwal ñu bokk xeex bi. jërëjëf Boubacar Djiba jërëjëf mbokk yi nga xamante ni yéen a doon seetaan seen Yoor TV moom nag am nañ ci moom yaakaar parce que yaakaar naa ni Thiaroye gi la yaroo fi la màgge fi la jànge te lépp lu mu amit ci dëkk bi la ko dugal loolu mën nañ ko seedeel xëy na nag biir émission moom bu ñu ko seqee day tàng waaye yàgg naa jàppale dëkk bi yàgg naa jàppale képp koo xamante ni dëkk nga ci Thiaroye loolu yàgg nañ ko fekkee ba ci man mii am na sargal boo xam chaque année dañ ma koy defal waaye yàgg na cee dugal loxoom loolu la nag yaakaar naa dinañ seet nag candidat yi nga xamante ni ñoo nekk ci biir Thiaroye waxtaan wi nag liñ ko séntoon dëgg nañ xam-xam gis nañ ko mbokk yi Yoor TV ak beneen leader ci kaw ci kanam ak ci lu baax Pape Moussa moo nekkoon ci xarale gi maam moo jàkkaarloo woon ak man tey daal yaakaar naa mbokk yi mbir mi ala dawme na asalaamaaleykum wa rahmatulah taala wa barakaatu.